li ñu fi dajale tey de ñu wootee conférence de presse mooy xamal àdduna bi xamal réew mi xamal autorité ne dafa jël na mesure yoo xam ne jëme si ko ci noonu xamuñu ko leer nañu mooy réforme bi nga xam ne moom lay jël ne dafay réformer asifor yi pas asifor yi ndox mi na leer nappe créative bi nga xam ne moom la nekk ci dans le monde rural nappe créative boobu la wax ne dañ koy réformer du rekk forage yi nga xam ne moom la ñu yore. Il faut me rappeler historique bi tuuti loi bi ñu ngi ko commencé woon depuis 2009 ba 2014 bi ñëwee 2014 ci la ko président yóbbu ensemble dañu woote comme premier ko taxawal OFOR office national des forages ruraux mu chargé ko mu yore forage yi OFOR boobu moo doon def réforme bi bu ñu nu nax nag naanu réforme du réforme privatisation la nañu wax li am privatisation la ñu war a privatiser ndox mi. xam nga lu ñuy wax privatisation ci boppam lan wax ci ndox moom lan soxlawul ndox c'est le deuxième ndox mooy deuxième première bi lan la oxygène bi ñuy nooyi nu ñu nekk salle bi kenn mënut a jël sa wàllu morom subhanahu wa taala moo ko yoral boppam. deuxième bi muy ndox mu créé ko bàyyi ko suuf nee na yéen a ko exploité jël ko kenn mënu ko ñàkk. ndox kenn waru ko commercialiser non kenn waru ko commercialiser ndox lu ñuy commercialiser ci wut bénéfice nécessité la boo xam ne nit mënu ko ñàkk. li asifor yi doon def du jaay ndox dañuy cotiser fay courant cotiser def seeni dépense courant boobu état bi dimbaliwul asifor yi dara barème bi nga xam ne moom lay facturer ICS moom lay facturer Dangote moom lay facturer Sococim moom lay facturer forage bi nekk ci àll bi man 2,8 millions lay fay compteur courant lay fay courant facture su ma collecté parce que presque du ma ko matal ca bokk naa ci forage yi gën a taxaw ci Sénégal ak lan taxe TVA 10% taxe communale redevance 1% boo dee verse banque timbre difficulté yooyu la président asifor yi jànkoonteel dañu waroon mars tey waaye bala ñuy àgg ci marché bi danañ wax dëgg-dëgg le problème fondamental leen gën a jaaxal ba tax ñuy contre réforme bi loolu lépp ñuy jànkoonte ak moom état Sénégal di nu seetaan xëy ba indi lu benn repreneur ne mooy jël forage yi waaye li ci gën a ub suñu bopp mooy bi ñu ko yoree noonu Sénégalais yi ñu doon seetaan ñuy sonn daana ko jóg kenn fayuñu forage yi ñu ne nii dafay yàqu et nit ñi dañu mar état bi sonn repreneur bi ñëw état wu xalaata débloqué lu ëpp 100 milliards pour ne day defaraat forage ba mu nekk neuf mu doog ko jox repreneur boobu ñu wax Aquatech ñu am ci nag lu leer dañ ko joxoon 50 forages test moom nag nee na première wala deuxième nu mu ko mën di tuddee waaye en tout cas jox nañ ko 50 dans la région Thiès fii may wax ak yéen 26 yëpp seen waram yi nangu nañ ko. jëloon na fii ci commune Mbayeen arrondissement Niakhène forage su jéemul amaar ba mu ko yoree ba courant ba dikk dana mënut a fay courant bi daneen koo delloo seeni waram wut ay kees yi daayira ak dajalee xaalis pour fay seen courant mu jébalaat leen ko. jël na fii forage su Longhor Mbay mënuñu am ndox ba nit ñi mer bee gasaatu teen ba suñ papa Goussou Ndiaye yàlla na ko yàlla yërëm mi ko doon gas noonu la daanoo ci teen ba gaañu ba léegi forage bi fonctionné wut mu daan ne état forage boobu nekkul ci norme yi bokku ci norme yi état xalaate génne 15 millions pour defaraat forage pour jox kon repreneur bi lu mu ñuy jariñ bu fekkee moom andiwul ñaar dërëm ci réew mi état mooy jël xaalis réew mi defaraat forage yi ba mu bees mu delloo ko prix bi mu fekkoon da koy jaay lu ko ëpp amul njariñ waaye ak loolu lépp nag ànd ak wumpule kenn waxuñu dara. CRD bu ñu def fii région Thiès dem naa fa yëpp problème mu installation lay wax ñun ñu koy wax problème mu fond
ak forme privatisation bi la na ci biir la mu ëmb temps yi li indi coow li nag mooy sous-préfet yi dañoo jóg fan yi passé Aquatech sax laa wax moo njëkk a ñëw fan yi passé ne day def état des lieux moom kese la dem ci forage ba mu ñëwee sans forage ba ma ko laajee ñëw présenté ko maay président bi mu ne Aquatech offort ma ne ko lu leen tax a jóg mu ne ma état des lieux ma ne ko man seq maa ngi lu may def ak état des lieux ni convention ni contrat ni amiable génn leen abal forage bi ñu génn ma téléphoné sous-préfet wax ak moom wax ko mu ne ma jaar nañ fi wax naa leen li nga waxoon ñoom ñooy dañuy demal seen bopp. le lendemain ci suba sa sous-préfet convoqué forage yi demoon yëpp ne leen kaay leen ci arrondissement de passation de service kenn wujiwu ko lundi mardi mu xëy ànd ak gendarmerie ak i oto forage bu mu dem ne la da ngay signer passation de service da ngay joxe sa état financier da ngay joxe say données nit ñi bañ forage yi mu ko def gis ngeen coow li ba mu demee Cilmaxa mbooloo maa taxaw dagg ne ko du fi du président Asifor moo woo kenn seeni waroom ñoo taxaw ne ko du fi fu mu dem seeni waroom maa taxaw ne ko du fi ba mu ñëwee wax nañ ko nu programme ne ko daanu def mémorandum dem ak moom man ak maas toog ak moom ne ko danoo bëgg a ñëw jébbal suñu mémorandum seet si la nu ñu koy doxalee mu ne nu su dee ñetti nit ngeen di nekk ñaw leen su fekkee da ngeen bëgg mu ànd ak marche bind leen na ma 72 heures bu ci dimanche bokk ngeen indi ñu autorisé leen ngeen def seen marche loolu lañ wax moo ñu ko wax ci gémmiñam ñu bind yónnee ko marche déposé ko jeudi lundi ñu xëy nenu marche bi interdit nañ ko commandant woo ma dem wax ma ko ma ne ko dëgg la d'accord nañ bi ma leen nag préfet tegu ko fu wóor tegu ko fenn waaye dinaa la xamal ne la balcon nag mënul gën a dëgër étage parce que fi mu joggi ba ne arrêté na marche bi arrêté ministériel la ñun fi ñu joggi bay demandé marche bi loi constitutionnelle la peuple sénégalais ñoo def référendum ne képp koo xam ne da nga bëgg a def marche ci citoyen am nga droit def marche waaye na nga bind avec yëgal autorité administrative vétérinaire bi ak heure bi ngay jaar du sax demande buñ koy ñaan waaye nag comme que nee ngeen Covid 19 bi la te Covid 19 bi ñun ñëpp xam nañ ko ay citoyen lañu ay responsable lañu ay kilifa lañu daanu wax daan la xamal ne la bu subaa boo demee Ñaaxeen doo fa gis kenn. léegi nag marche bi fi may daaneele na président de la République la ñuy waxal ak autorité yi ñu déglu ñu bu baax li ñuy wax nee nañ ñu bàyyi marche bi bàyyi nanu marche bi marche nu génnewul morceau yu xong waaye su fekkee wax naa ko commandant su fekkee sous-préfet mi ngi gën di foncer di dem ci forage yi ne day jaay doole bu demee lu mu fa fekk ci population bi moom mooy responsable. di wax si turu maire arrondissement bépp li ñu fi dajale tey ñun askan wi lan fi nekkal ay élu leen li askan wi bëgg lan bëgg li askan wi bañ lan bañ askan wi nee nañ bëgguñu réforme bi bëgguñu Aquatech tey bëgguñu Aquatech ëllëg ñun tim ànd nan si li askan wi bëgg fu askan wi jëm lan jëm bu askan wi nangu woon tey ñu nangu ànd ak ñoom comme que askan wi nee na non maire yëpp muy arrondissement bi nee na non ndax cin bu naree neex bu baaxee dafay xeeñ Aquatech doyuñu tey doyuñu ëllëg bi nga xamee ni ñëw nañ fi jox na leen benn forage doon def test boobu baaxul bu doon ab piqûre bu ñuy piqûre nit ñi boo xam ne dafa baax ñu koy testé kenn ko njëkk piqûre dafa dee kon ñi si desaat boo leen ko bëggee piqûre dañuy lànk ndax bi ñëwee Longor gee panaan fa 3 mois panaan fa 2 mois man jàppoon naa Sénégal gojog baag jóg na fi Aquatech fex na bi indiwaat ko fi gojog baag jógoon na fi ñi fi ñëwoon ñëpp jëlee nañ ko fi président Abdoulaye Wade président Macky Sall jëlee nañ fi gojog baag mais Aquatech bëgg na ko fi indiwaat ndax Longor bi ñu paanee ay 3 mois ay 2 mois ñu demaat di jukkiwaat seen teene ba am ko sa dee ñu demaat di bëgg a wutiwaat ay goj ak ay baag loolu ñun moom lañ bëggut loolu à l'époque la woon yàgg na Aquatech ni ñuy doxee gënaluñu ñun fii ay baykat a fi ne ak i sàmmkat ndax ñun comme ni ko Aziz waxee
kii ndox bi mètre cube bi ay 200 francs la tàmbali Aquatech bëgg koo tàmbali 350 jëm kaw booy xëccu ndox ñun booy xëccu ndox presque 20 000 ngay joxe Aquatech bëgg a defar 100 000 ñun attanuñ loolu suñu ressource mooy ñu loolu fii ay salariés yi amu fi presque ay li ñu wax rek ay baykat fi am ñoo xam ne seen i doom a nekk Ndakaaru di leen dimbali di leen yónnee ñu fayam ndox ñun attanuñ loolu bu ñu bëggee dimbali nan ñu bàyyi ak Asifor yu fi ne amuñu problème ku fi paan 24 heures balaa met 24 heures Asifor bi dépendre boppam musuñu am benn forage boo xam ne paan na fii lu mut une semaine musta ne mënta ne bi Aquatech ñëwee rek lan dund problème yooyu kon li mbooloo mi bëgg lan bëgg nee nañ Aquatech bëgguñu ko tey bëgguñu ko ëllëg kon Aquatech nan ñu abal bàyyi ñu ñu gérer waat suñu forage nan ko doon gérer ay privé yu ñëw di wut xaalis lan ñun pour ñun dañoo war a jàppale askan wi ñëw yombale leen ndox mi ñun loolu lan foog ndox mi yomb waaye boo bëggee yokk ndox mi nit ñi dañuy taxaw lànk nit ñee lànk nag nit ñee lànk ñu ànd ak ñoom lànk parce que ñun nit ñoo ñu fi teg fi ne nit ñoo ñu fi teg kon bu nit ñi lànkee dañuy lànk marché tey bi naroon naa am doole trop bi ñu waxee parce que quatre communes yëpp a naroon a ñëw mais bi ñu nee problème Covid bi ñun ay républicain la danoo nangu parce que 4 communes Thilmakha Niakhène Mbayeen Nguendiouf ñoom ñëpp naroon nañ fee teew tey mais bi ñu nee nan ku arrêté marché bi ndax rassemblement bi la ñuy bañ dañ leen see fekk si ndax problème Covid bi moo tax ñu nangul leen ko loolu tax ñu ne kon dëkk bu ne na fa kenn jóge ñu def point de presse bi man ma représenté maire yi di wax ci seen tur di wax ci turu mbooloo mi nga xam ne ñun ñoo fi teg nee nañ Aquatech non kon liñ bëgg lan bëgg bëgguñu Aquatech tey bëgguñu Aquatech ëllëg